asalaamaaleykum di leen jaajëfal ci ànd beeg télévision Futurs Médias benn waxtu xibaaru digg bëccëg yi bokk na la ca gën a fës SAES di syndicat bi ëmb jàngalekat yi ci daara ju kawe ji di wëy di jébaane gouvernement bu Sénégal ca université Sine Saloum professeurs yi li ñu bëgg mooy ñu càmbar yorinu université boobule rawatina ci wàllum koom ka ñuy joxoñ baaram tuumal nag mooy recteur bi ñu jàpp ni dafa àllatere te daf leen a war a abal ca université Alioune Diop bu Bambey SAES moom door xeex bi nañ ko defee ca Ziguinchor ñoom nee nañu dootuñu jéggeeti seen waxtu yañ leen jox ngir ñu jàngale te duñu génn tit ci université bi di joxe cours feneen ñoom professeurs yi beneen ponk bu ñu bëgg ñu jeexal liggéeyu restaurant bi dalal étudiants yi foofule. climat bi ak jafe-jafe yi poussière bu bëreek li ñuy noyyi ci Ndakaaru ak yeneen diwaan bëri na ñu jëfandikoo ay masque ni ngeen koy gisee ci mbedd mi am na ñoo xam ne nag ay pexe la ñuy jël lu ci mel ni ay mouchoir terewul waa kër docteur ne nit ñi bu ñu bañee génn ci biti lu bëri daal ñu mën koo def. tey jile di mercredi des cendres mooy ndorteelu carême bi chrétiens yi fas yéene woor ci diirub ñeent fukki bis nan la ñu war a doxalee ak yan tegtal la ñu war a topp. dinañ dégg ci kanam tuuti leeralu abbé Jean-Louis Coly nekk ca cathédrale bu Saint-Louis. Mansour Faye di jooyanti ay kaddu Mohamed Boun Abdallah Dionne moom ministre du développement communautaire ne ki nekkoon premier ministre buggut a wax ni président Macky Sall dafa war a toog ba atum 2035 waaye kay dañoo war a eggali seeni projet ñeel plan Sénégal émergent loolu lépp ay tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyoo ba noppi mbokk yi xibaar yi dañ koy door rek SAES di syndicat bi ëmb jàngalekat yu kawe yi ci daara ju kawe ji kon rawatina université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass li ñu bëgg mooy ñu càmbar yorinu université boobule ak nu muy doxee ci benn ndaje buñ doon amal ak bureau national bi wax nañu seenub jàmbat foofule yëpp lu ci mel ni recteur bi ñu jàpp ni dafa jot mu abal leen te jamono ji li ñuy commencé seenub xeex sax mooy dootuñu génnati ci université bi di defi ji cours feneen dañ ciy déglu Karalang Si moom mooy secrétaire général SAES université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass ci micro Ibrahima Diamé ak Fally Gueye. doxul ci yoon donc doxul ci yoon ndaxte décision yi organes yooyu xam ne waru fi woon taxaw di jël nekkul ci yoon ki xam ne moom mooy wéyal yooyu yëpp te di ko jël di ko woote moom ci boppam dafa dem retraite ci yoon dañ ko waroon remplacer amul boobu ba léegi waaye tamit li ci gën a ñaaw rek mooy doxul ci yoon. ñun loolu moo ñu si amal solo bu doxoon ci yoon amuñu ci lu ñu wax mais doxul ci yoon te loolu la ñu laaj nañu dox ci yoon ci université bi beneen bi mooy université bi ñu ko taxawalee ba léegi ñun ñi fi jàngalee ak ñëpp mënuñu la wax nu muy doxee ci biir du ci xaalis di ci même ci yenn recrutement yi xamuñu ko donc boobu tamit ñu ngi laaj ñi xam ne ñoo yor mankaan yi xam ne ñoo war a di gëstu doxalin bi ci wàllu administration ak koppar ñu ñëw saytu li nekk fii soxla nañu loolu. beneen bi mooy ñun enseignants yi jàpp nañ ne jël nañ décision ne bu ñuy jàngale du ñu génn fi ñu xam ne yoon foofu la ñu yemalee duñ fa génnati maanaam ngir bëgg mbir yi dox rek moo si tax ñu doon dox moo doon tax ñu si doon génn décidé nañ ne duñ fa génneeti. ca Bambey tamit ginnaaw Ziguinchor ak Sine Saloum dogal bu ni mel la ñu jël dootuñu génnati ca université ba dem feneen di joxe ay cours ñoom syndicalistes yi beneen ponkit bu ñu bëgg mooy ñu jeexal liggéeyu restaurant bi dalal lu ëpp juróomi téeméer ci ay étudiants foofule te ñu xoolaat anam yi ñuy jàngee ñoom étudiants yi Mouhamadou Ngom moom mooy secrétaire général SAES foofu ca université Alioune Diop bu Bambey ay kàddoom Babacar Diouf moo ko taataan ànd ceeg Ndongo Ndiaye. di wax ne nag particulièrement pour fii Bambey dafa am beneen amphi de 1000 places bu ñu soxla ci site de Bambey bi mais aussi am na ay liggéey yu ñu war a àggale ci site yu mel ne Ngoundiane ak Diourbel di wax ne gouvernement bi aussi da ci war a jublu nu mu gën a gaawee ci loolu aussi au niveau de Bambey coordination bi mi ngi ñaax di woo ay militants am ñu respecté décision bi nga xam ne dañ ko jël fii léegi proposé ko militants yi pour ñu respecté ko mooy benn ku nekk na nga yem ci nga xam ne moom la warlu ak gouvernement bi maanaam 6 heures de temps par semaine. beneen bi mooy diggante bi nga xam ne ci lañ war a jàngale maanaam 8 heures ba midi ak 2 heures ba 6 heures ci ngoon ñu yem foofu di def ko diggante lundi ba vendredi
beneen bi mooy boo leen gisee am na ci yenn université yu mel ne Ziguinchor ak Bambey bi ñu nekk am na cours yoo xam ne cours université la mais ñi ngi koy defee ci école élémentaire yi wala ci lycée yi te comme foofu bokkul ci université donc li ñuy wax franchise universitaire ñag boobu àggul ci école primaire élémentaire yi ak secondaire yi ñu ngi demander sunu militants yi à ce que ñu rester ci li ñuy tuddee espace universitaire bi. ñu wax leneen dem ba Louga foofu police teg na loxo lu toll ci fukk ak ñaar ci ay samba boy ñoom nag dañoo bokk ci benn groupe boo xamante ni dañ doon raatale ay kër yoo xam ne kenn nekku fa wala yu pareegul di tonni lépp lu fa nekk ñu yóbbu ko ñoom sàcc yi booy xool li ñu jël yëpp sax ci xayma toll na daanaka ci juróom fukki millions. Lat Dior Sall moom mooy commissaire adjoint bu Louga dañ koy déglu ci micro Thierno Fall. yi la jumtuwaay di ay bunt ay fenêtre ay meuble salon ak yeneen lu xeetoog lu jëm ci tabax kër ñu mën koo xayma ci ay millions yu bëri moom la police bu Louga nangu gannaaw ba ñu ko sàccee ba yóbbu ko Ndakaaru. dañuy ñëw di dugg ci kër nit bu nga xam dafa nekk di tabax wala mu jeexal tabaxam ba tëj bu ñu fa yegsee nag lépp lu ñu fa fekk ci lu jëm ci wàllum tabax wala lu jëm ci wàllum confort nit ñu jël ko. ñu teg ko ci ay camion wala ci car yu nga xam ne ni dañ koy louer. bagages yi nag mi ngi feeñ gannaaw ba ñu tegee loxo kenn ci sàcc yi nga xamee ni si yàgg nañ di ko wër. ba ñu jotee information ci kooku ba nga xam ne ni am nañ lu ñu leer ci moom ñu topp ko ndax ñun njëkkoon nañoo dem Dakar pour jàpp ko fa waaye ci la demee Touba mais nag bañ toppee loolu noonu yëpp ak ndimbal ak Sonatel ak yooyu noonu ba muy dugg Louga rek lañ ko jàpp. ñi nga xamee ni ñoo jëndoon bagages yi di ko jéem a jaayaat it police bu Louga teg nañ leen loxo gannaaw ba ñu leen fekkee foofee ca Ndakaaru. ci lañ ànd ak ñu naan waa sûreté urbaine bu Dakar ñu jàppale ñu ci liggéey bi ak éléments yi ñu jàpp leen foofu ñu nga xam ne ni ñu yaakaar ne laale nañ ci mbir mi ñooñu ñu ngi tolloon ci fukk ak benn nit yooyu noonu yëpp indi nañ leen fii. sàcc ku ni mel nag ñu ngi ko doon amale ci ay kër yu ñu tabax fii ci diwaanu Louga ba mu yegg ñu meublé ko tëj ko ca kenn dëkku ca. quartier yu ñu koy gën a defee mooy fu ñu naan ancienne route kër yu bees dafa ne te nit ñi tabax nañ ko bàyyi nañ ko fa. lu ñu bëgg a wax waa Louga mooy nit ki mënuñoo jàpp nga jël ay alal nga def ko ci kër. jël say matériel bu nga bëgg a tabaxee def ko ci biir kër gi jël say meubles yi nga def ko ci biir kër gi tëj kër ga dem amul benn nit bu la fa nekkal yaakaar nañ ne loolu xel nangu ko. fukki doomi aadama ak ñaar yi nga xamee ni teg nañ leen loxo ci mbir mu ni mel nag police jébbal nañ leen kii di procureur waaye ba tey des na ci ñoom kenn ku nga xamee ni si ba léegi ñu ngi koy wër ci gisaguñu ko. mu doon kon reportage Thierno Fall ci police ak li mu teg loxo dañuy dellu si ci Ndakaaru wax ci li nga xam ne daanaka du Dakar képp sax muy démb ba léegi poussière bu bëri bu wàññeeku tey jile te météo wax ko bëri na ñuy dox ci mbedd mi di ut ay masque yu ñuy taf ci seen gémmiñ ak seen bakken ngir bañ koo noyyi ña ca des nag ay pexe la ñuy ut lu ci mel ni ay mouchoir terewul kii di ab pneumologue xam-xamam màcc ci jàngoro bépp buy laal ay xëtër professeur Yacine Diakane ne nit ñi it buñ ko mënee moytu ñu bañ a noyyi air bi nekk ci mbedd bi lu yàgg Fatou Bintou Konté lañ ci àndal ak Thierno Laurent Mendy. jamono ji askan waa ngi jànkoonteel ngelaw lu bon loo xam ne fi mu toll ñi nga xam ne ñoom ñuy asthmatique yi ak ñii di am bronchite fi mu ne nii ci jafe-jafe yu metti la ñu nekk. particulier ñëpp ñun ñëpp ñoo ci bokk yam ñun ñëpp mën nañ ko noyyi. ñun ñëpp mën nañu dugg suñu biir xëtër mën na dugg ci yoon yi nga xamante ne ngelaw yi fa lay jaar waaye dafa am ñoo xam ne ñoom la gën a yàpp ñi nga xam ne seen te nu mu ko mënee naatable mooy seen dënn dafa oyof mooy ñi nga xam ne dañoo am asthme nga xamante ne lépp lu jóge ci biir daf leen di yàpp da leen di yàpp ba nga xamante ne bu ñëwee crise bi day déclenché wu wala ñi nga xamante ne seen i dënn musoon na am feebar bu yàgg ba nga xam ne da ci bàyyi ay liggéey yooyu xam nga bu bàyyi liggéey mënul mel na bu bees ak dënn boo xam ne am na jàngoro ju suma si jaar ba mu oyof nga xamante nu mu mën a défendre koo xam ne dara musulaa dal mënul défendre noonu su boobaa day commencé di am jafe-jafe nooyi. pneumologue bii di ñu xamal ni nag faaw ñu jël ay matuwaay te nag li ci gën a gaaw moom moo di bu ñu génn li nga xam ne moom moo di ci biti. mooy balaa mooy ñi nga xamante ne yaa ngi ñiy jël seen traitement bu ñu fooyee seen traitement même bu dul pic de pollution dañu war a jël seen traitement ce qui fait que même bu dee am nañu crise bu dee asthme la crise bi bu ñëwee du metti nu mu war a métti mais bu dee nga boole bañ a
jël say garab boole di noyyi loo xamante ne bokkul ci dënn bi su boobaa day gën a metti ci ñoom. li ñaareel bi mooy par exemple ñi nga xam ne dañu war a génn du ma xalaatee surtout mag ñi laa nga xam ne ñi nga xam ne dañu à la retraité activité xëy na bëriwul wala xëy na bu ñuy génn nañ génn juste génnu fara. depuis démb nag Sénégal jamono ji mi ngi traversé benn pollution boo xam ne dafa jéggi dayoo. air bu bon bi ñuy nokki fi mu toll nii sonal na ñëpp. ci ñoom ñu réer ci géej gi nappkat yi ne am na ay matukaay yu ñu jël ci poussière bekk ngelaw li terewul jaaykat yi ñiy jaay jën ñoom saa yu ngelawee rek dañ naan jën amul mën a yokk njëkk yi reportage foofu Fatima Touré Ababacar Camara. accident yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci géej gi di wéy di bari lool bi ci mujj rek di ñetti pêcheur yi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan gannaaw ba ñu réeree fi nga xam ne rek moo di géeju Soumbédioune. ANACIM nag daal di def benn annonce ni rek lu ko dalee ci mardi bi fépp ci Sénégal dina am benn ngelaw bu nga xam ne nag dina ànd ak poussière bu nga xam ni dina rek daal di laal dëkk bi yëpp. loole nag mel ni yëngalul benn yoon mool yi de ñoom nee nañu nag dinañ dem géej nappi ak lu mu ci am. wóorul mais dañuy dem par ak ay risque rek oto bi daw ci tali bi aussi bon buy def choc noonu lay demee te du doon loo xam ne ni moo ko gënal kon géej tamit moo mel noonu parfois nga dem xëy suba dem du ngelaw nga dem ba ci biir. ngelaw bi ñëw. ñu ragaluñu lool ndax tàmm nañ dund lool ñun l'essentiel na sa machine nekk en règle rek xam nga tey chauffeur bu gis accident ci tali ni du dem loolu du solution avion bu def accident pilotage ñu dootul dem loolu du xalaat kii nag suñu métier la lii accident ak travail ñoo bokk. waaye ñoom ñi noppi di xamale ni am nañu ay matériel yoo xam ni dina leen jàppale bu baax bu ñu demee ba war a mën a jànkonteel yenn situation yi. bon yaakaar aussi tamit ci appareil GPS yi ñuy yóbbu moom moo ñuy indiqué. ci beneen wàll ba ñu daal di fekk ñi nga xam ne rek ñoo lal ci wetu géej gi di jaay jën ñoom ñi leen nag ne poussière bi nga xam ne nag am na tey fii ci Sénégal doon na li nga xam ne nag indi na ay jafe-jafe lu bëri jëm ci seen jaay. tàng na poussière na ñun ko yàlla may ay client sax ñu ngi génn nañu xalaat ak yooyu. poussière bi metti na temps bi tax na sax gisuñu client waaye jën yi moom macha allah mi ngi nii dara manqué wu jën yu bees tàq yu baax. ñu bëri di ñaawlu seen comportement moo di bañ a jëfee li nga xam ni moo di consigne de sécurité yi waaye nag pêcheurs yi nag jàpp ni ñoom ragaluñu loolu ndax métier bu ci nekk ànd na ak risque waaye nag ca beneen wàll ba ñeneen ñi nag di ñaawlu bu baax comportement boobee. jërëjëf Fatima Touré ginnaaw liggéey bi ñu door ci ndakaaru di feexal mbedd yi lépp lu koy gàllankoor ñu dindi ko jamono ji am na ay pollu mbalit yu ñu teg ci mbedd yi terewul nemmeeku gi mooy ñu bëri dañuy wéy di jël seenu mbalit di ko sànni ci suuf ñenn ci ay sénégalais yi ñu taseel nag ne jot na ñu soppi doxalin ci réew mi te pollu mbalit yooyu ci boppam sax ñu bañ ko ne doññet sàcc ko liñ koy gis bëri na ñeneen ñi ne yeneen réew yi ci Sénégal dañ cee war a jot reportage Fara ñi nga ak Modou Diop. lu ñaaw li nu mel kenn bëggatu ko gis mel ni loolu lay xale bu jigéen bi di wax waa ji daal di ñandu ba pare ci musuwaaram sànni ko ci suuf te booba benn pollu mbalit bu ndaw mu nga ca wetam. am na ñoo xam ne dañuy ñëw tout près de la poubelle ñu bàyyi noonu poubelle bi sànni à côté donc man li may bëgg rek mooy ngeen yokk ko partout au Sénégal ngeen bañ ko yemale seulement en ville xam nga ngeen def ko ci banlieue bi xam nga partout au Sénégal quoi. bu ko defee peut-être su bëree saleté bi dina wàññeeku quoi. naam sax teg nañu ay pollu mbalit ci mbeddu Ndakaar yu bëri ñenn ci ñi nga xam ne ñoom askan wi dañoo manqué lii de civisme te war nañoo soppi seen jikko. voilà léegi maintenant su ñun la des population bi moo si des léegi comme tegal nañu lii mais maintenant je vois mal benn nit jël ñandu si benn mouchoir sànni ko si suuf léegi comme tegal nañu lii franchement voilà amatul raison quoi pour ñu def leneen. pour le moment téeméer la ñu teggagum mais am nañu programme pour gën ko yokk ci quartier yi ak aussi ci région yi incha allah moo tax ñu indi bac à ordures yi pour gën a jege nit ñi pour ñu bañ a ñu moytu daal di sànni ci trottoir yi di sànni ci mbedd mi parce que nañu jàpp ni lépp
lu ñu sànni rek am na ku ñuy fay pour mu ñëw di ko for te alal jooju réew mi war na ko mën a utiliser def ko ci éducation wala def ko ci santé wala ci leneen donc man je considère que tilimal sax c'est quasiment quelque chose de criminel mu ngi permettre li tubaab di wax conscience citoyenne bu bees di ñëw nit ñi ñu ngi koy rafetlu ñu ne daal dañu bëgg ñu gën ko yaatal ci yeneen quartier yi. leneen lu ciy ñuul moo nekk yile bak jàpp ne ñëboo moytul dina am ñoo xam ne dina ñëw guddi daal di koy sàcc. Ndiobène bu ko sàcc ñoo lay population moo lay traqué moo jël bak bi moo ko jëlaat fu mu nekkoon su neexee yàlla. sûr am na ñoo xam ne moom tout le temps ñooy yàq mën nañ ko gis nii bàyyi ba guddi jot ñëpp tëdd ñu jël ko yóbbu ko vraiment mais ñooñu aussi foog ñu sensibiliser la. sàcc bi moom am na ñoo xam ne ñu ngi ko doon njort waaye man daal bokkuma ci ñooñu parce que gëm naa ni sénégalais yi daal xanaa ñàkk leen teg ci yoon mais bu ñu leen tegee ci yoon bu ñu gisee yoon bi dinañ xam ne lii mooy jaadu te alhamdulilah ba léegi daal bi ñu ko tegee gisuñ ci loolu. loo xam ne tamit sénégalais yi bàyyi nañ ko xel maanaam suivi bi ak tamit yóbbu ramassage yi waaye ba ñuy jaar foofu ca buur gi ba gis nañ ay agent du nettoiement di ramasser li nga xam ne moo nekk bakaar ordures yi. Mbumba nekk ca bët gànnaaru réew mi rawatina ca Podor ñoom ña fa yeewu ay jafe-jafe ndox la ñu am benn forage képp moom moo fa am ba yenn saa yi sax dañuy dem ci dex ba di fa tànk ndox te mën na leen a jural ay jàngoro lu ci mel ni lu laal ay biir yu daw ak lu ni mel xale yi tamit am na lu leen la jël 8 muy ñàkk lekk bu baax téeméeri xale boo jël ñeent fukki yi dañoo am jàngoro yooyu les reportages ca Mbumba Habib Faye ak Demba Ndaw. benn forage le village bi am di Mbumba nekk ci département bu Podor askan wi bu lile paane dañuy daw dem ca dex bi ngir rek dàq seeni mar te ndox googee léeg-léeg mu jural leen ay jàngoro yu bëri. saa su nekk dañuy am ay biir yu daw wante mënuñu ci dara ndaxte depuis ba ma juddoo ba tey maa ngi ci dëkk bi de ndox mi la ñuy naan tey ji am naa lu toll ci juróom-ñett fukki at te dara soppeeku ci dëkk bi. biir buy daw effectivement yooyu moom effectivement dañ koy moom la ñu gën a gis également donc si biir population bi biir buy métti buy daw yenn jaare yi yenn dysenterie yi yooyu moom vraiment donc sans compter yenn maladies également yoo xam ne ay parasites la. ci jàngoro yooyee nga yokk ci tamit xiibon gi ndaw ñi dëkkee ci foofee ñeent fukk ci téeméer goo jël ci ay xale ñoom ñi lii dal na leen gannaaw ba nga xam ne résultat yi ñeel dépistage bi benn barabu fajukaay bi am ci dëkk googee def na ko. 40% yi c'est des am na malnutri ñoo ngi ci modéré ak malnutri sévère mais malnutri modéré yi ñoo ëpp. c'est pour dire que ni war nañu mën a gën a sensibiliser famille ñu gën a yokk lekku xale yi en légumes en céréales. En fruits aussi. kii engrais chimique yoo xam ne ñuy déverser ci biir fleuve bi mais sans compter effectivement donc ak animaux yi ñoo xam ne effectivement donc ci ndox mi foofu tamit ak la ñuy naanee foofu la ñuy defaree lépp donc ndox finalement nit ñi ak mala yi ñooy bokk lépp. bile barabu fajukaay la mu ñàkk bëri na waaye ba ci ëpp solo bokk na ci personnel bu qualifié ndajire bokk moomeel gi wax li ni mel di ñaax gouvernement bu Sénégal mu ñëw rek fajal leen seeni soxla. Vous savez quel est le problème qui se pose dans nos zones? D'abord nous on est loin du centre-ville. Pour faire venir un prestataire, les prestataires qui se connaissent le plus logent à des kilomètres du Fouta. Pour les faire venir, il faut que le marché soit intéressant. Donc askani Mbumba ñoom nee nañ seen bakkan mi ngi ci xottu gerte wàllum wér-gu-yaram gi foofee ga lëggoose na fa ndax ndox gi ñuy naan jóge ci dex gi désinfecté wuñu ko. ñàkk fay juuti wala bokk lempo am na ay njeexital ci ay communes yu bëri rawatina yi nekk ci kaw gi ca misaal Koul nekk fële fukk ak ñaari kilomètre ca Mexe ñoom bëri na lu ñu bëggoon a def te mënuñu ko ñàkk nañu ay yoon yu ñuy jaar wala forage courant tamit nekk na lu fa jafe loolu fanweer ak ñaari village yi seq Koul boobule dañoo woote ab ndaje ngir waxtaan yee askan wi ci solo sa fay lempo reportage Cheikh Anta Diop say laatiya dëkk bii di Koul diggante ma Ngaye Mexe toll na ci fukki kilomètre ak ñaar ñoom nag ab commune rurale la waaye nee nañ ay jafe-jafe yu tar la ñu am ba tax na nag ñu amoon ab daje doon waxtaan seen biir ne nag askan Koul de kenn waru leen jiitu ci taxawu jafe-jafe nee nañ sax nguur gi daanaka dafa mel ni da leen cee dumóoyu ndaxte dëkk bi de ndaw ñi bari nañ fa lool amuñu ndox bu ñu bayee te it ay jumtukaay amuñu ko. commune rurale daal jafe-jafe yi mooy xam nga ne les ressources financières mbirum koppar mi bu dee Koul ab commune la. amul marché amul gare routière daanaka amul fenn fu mu mën a jëlee ab xaalis ay koppar loolu jafe-jafe la nag li ko gën a yokk mooy
nit ñi fun jaar dem ñëw mooy ay piste de production soo bayee ba mu ñor te amoo tam foo ko génne pour jaayee ko jàpp naa ne da nga mujj rek dafa wanteer ndax ñun am nañ àll bu doy xale yu góor yi bari nañ fi lool bëgg a liggéey kon loolu tam bu nu amoon ay forage yoo nga xam ne xëy na nguur gi jàpp na si mu nekk rek investissement yu jafe-jafe presque ay forage bu baax 100 millions 200 millions dem loolu tam jàpp naa ne jafe na ci kon boo nga xam ne xëy na budget bépp bootul 200 millions sax du ko mat kon loolu tam jafe-jafe la mais nag courant bi tam pour mën a fixer nit ñi jafe-jafe la. ci kaw loolu sax ñoom daje nañu seen biir nag tënk lu ñuy wax benn plan de développement communal lépp loo xam ne jàmbat la nag dëxën nañ ko ci ñoom li ñu bëgg mooy askan wu Koulde ku ci nekk dugal sa loxoom. ca Koul gis nañ ni am na suuf su doy am na jeune ñuy woo ñëpp aussi ñëw jàpp ci axe boobu pour que ñu mën a def une production locale mën a fixer les forces locales. di ab forum communautaire boo xamante ne dajaloo woon nag askan wu Koul tund wi ngir nag ñu waxtaan seen biir tëgg ab plan développement communal lépp lu nekkoon jafe-jafe commune Koul dina mën a teggeeku. jërëjëf Cheikh Anta Diop ñu wutali ji fële ca Foundiougne rawatina ñi dëkk ca Ilia ñoom nag dañuy waxtaan ak ñoom ci ban njeexital la pétrole bi ñu nar a jëlee foofee ca Sangomar war a am ci ñoom association action pour la justice environnementale ànd ak yeneen ONG ñoom dajale nañu ay nappkat ay élus locaux yu nekk foofule ak ñu yëngatu ci wàllum tourisme bi ngir ñu waxtaan ci bu baax a baax xam pétrole boobule bu ñëwee lan lañ ci mën a jëriñoo ak it yenn jafe-jafe la leen mën a jural. Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey ñoo ñu teewal ca région bu Fatick. bloc pétrolier bi nekkee ci Sangomar nag nee ñu atu 2023 lañ ko fas yéene exploité waaye nag pétrole boobee fa mu nekkee ci île du Saloum yi napp gi mooy activité bi nga xam ni moom la askan wi di gën a def ñu nemmeeku fa itam mangrove bu am solo association action pour la justice environnementale nag ni ñoom dañu ragal mu am ay risques moom mooy coordonnateur national bu AGE. risque yi nga xamante ne am na si mooy que aujourd'hui tey jii bu pétrole bi ñëwee mën na am jaxasoo si wàllu environnement bi nga xamante ne moo am fii environnement bi nag mu ngeen ko déggee mooy mangrove yi nga xamante ne jigéen ñaa ngi ciy liggéey mooy jën yi am ci géej gi mooy fruits de mer yi nga xamante ne am na fi mais mooy jaww ji di climat bi donc bu pétrole ñaanuñ ko yàlla bu tuur woon ci géej gi wala exploitation bi jaarul yoon rek mën na nësaxal potentiel yooyu. AGE ak ay partenaires am yoo xam ne ci société civile bi la ñu féete ñoom nag dañoo fagandiku moo tax nag ñu amaloon ab atelier boo xam ne 3 fan la durée ci Sokone jagleel ko pêcheurs yi ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu tourisme ak itam askan yi dëkkee ci zone insulaire yi. bu ñetti fan yi jeexee comme acteurs yaa ngi fi acteurs yëpp dañuy élaborer benn plan d'action. ñu partagé ko ak suñu partenaires yi di Oxfam di Rosa Luxembourg di CRADES ñëpp ñi fi nekk acteurs yëpp ñu mën a jël plan d'action boobu mettre ko en œuvre ba nga xamante ne vraiment mën a jëriñ population bi ba nga xamante ne pétrole bi du nekk la nga xamante ne day yàq dëkk bi mais day nekk la nga xamante ne da koy gën a dëgëral ñëpp mën ci gis seen bopp. donc ñoom ñoo ñëw tey baaxee ñu xam-xam parce que ñun ñii nga dëkk Sokone Fimela Palmarin Niodior Toubacouta ak feneen nga xam ne jege nga géej gi dañ suñ xel da doon jiixi jaaxa parce que bi ñu commencé wax pétrole mu ngi commencé yàgg ci Sénégal ay temps dañuy dem sax ba réer. waaw ñoom nag dañuy ñëw pour gindi ñu. fas yéene nañoo amal foofee sax ay comités locaux de concertation ngir gën a gindi askan wi ci exploitation pétrole bu. ginnaaw Sine Saloum OFNAC nag mi ngi woon ca Kaolack di fàttali ñi mu yitteel solos di wax seenu moomeel li tubaab di wax déclaration de patrimoine office national bi ñu dénk muy xeex guerre ak fraude def ab taxaw seetlu juróom-ñaari at ginnaaw bañ ko taxawalee ci réew mi ak léegi nemmeeku bi nag mooy ñi ko war a def déclaration de patrimoine boobule dañuy jaar ci yoon di xool naka lañ koy interpréter maanaam naka lañ koy defee ba mu nekk seenu intérêt loi bi faw ñu xoolaat ko bu baax a baax dañ ci déglu Ibrahima Fall moom mooy secrétaire permanent bu OFNAC ci micro Ibrahima Diamé ak Fally Gueye. depuis 2014 ñuy xool di observer tey àgg nañ foo xam ni gis nañ ni il faut ñu taxaw def évaluation li loi bi kii am comme résultat ak lan la ñu war a def lu bees loo xam ni dina améliorer li fi nekk ci maanaam déclaration de patrimoine. waaw li mu soppi mooy ku ci nekk tey ji ci administration bi ngay responsable yore budget wala nga yore alalu réew mi xam nga ni ñi ngi lay xool xam nga ni ñi ngi lay maanaam ñi ngi lay bàyyi xel parce que def nga sa déclaration de patrimoine ma nga OFNAC. donc ñi ngi lay bàyyi xel dina tax ñu ci bari tey jii bu ñu tax jógoon pour def naka su dul noonu bu ñu xalaatee ni seen déclaration de patrimoine ma nga OFNAC dinañ xool bu baax nu ñuy doxalee. waaw loolu mënuñu ci wax parce que déclaration yi dañoo nekk lu confidentiel. mën na am te duñ ko yëg parce que sanction ba fu muy jógee du ci OFNAC
OFNAC lu mu mën mooy nit ki déclaré wul patrimoine am ñu informé ka nga xam ne moo ko nommé ne ko diwkat yaa ko nommé woon déclaré wul patrimoine am waaw léegi li loi bi prévoir mooy autorité boobu bu ko neexee mën na wàcce kooku mën na ko maanaam mën na tekki ay ndomba tànkam mais bu boobaa ñun mën na mën a xam mën nañ yëg ku ñu démettre duñu xam ba xam looloo tax ñu démettre ko wala leneen tax. beneen ponk bu ñu doon junjoo sànq ci bopp xibaar yi tey mooy mercredi des cendres mooy bés bu njëkk ci carême bi muy woor ci chrétiens yi ñeent fukki bés lañ ko fas yéene def fële ca diwaanu Ndar Géej dem nañ fa daje ak abbé Jean-Louis Coly moom moo nekk ca cathédrale bu diwaan ba muy dellu si ci yan tegtal ak naka la ñu war a doxalee ci ñeent fukki bés yooyu la ñu war a woor Ousseynou Diop ak Habib Seck ca Ndar. ñeent fukki fan dañ ko toog di woor ñoom ñi nga xamante ni ñoo nekk ci way jàngu bi di koor goo xamante ni sumbo nañ ko ci bisuk àllarba bi ci Ndar ñu dem seeti abbé Jean-Louis Coly ñu fekk ko ci chapelle bu cathédrale bu Saint-Louis moom ma ngi nuy wax la ñu namm ci koor gi. waxtu boo xam ne waxtu bu rëy la boo xam ne moo ñuy préparé pour ñu mën a egg ci fête bu mag bi mooy Pâques pour ñu egg ak xol yu set ak xol yoo xam ne xam nañu. comprendre lañu li Yesu Christa dundu ak lu mu nangu yépp comme coono comme gàllankoor fii ci suuf pour musal àdduna. mu mel nag seen koor ñoom way jàngu bi dafa am ay charte yoo xamante ni moom lañ ci tëral bokk na ci ñetti waxtu yi nga xamante ni moom la ñu war a xewlu beneen dong nga ci am yoon jëfandiku ci wàllu ndox bi ngay naan itam dafa am ay règles yu wóor. lekk bi dañu ne ci ñett lekk yu ñu def ci bés bi ndekki añ ak reer. da ngay tànn benn mën nga añ nga bañ ndekki bañ reer wala nga bañ ndekki bañ añ nga reer voilà loolu librement ku nekk mën na. ndox bi am na ñu dul naan am na ñuy naan tuuti loolu tamit c'est la même chose tu peux boire juste pour tenir parce qu'il y en a qui sont fragiles de santé. moom abbé Jean-Louis Coly sax di xamal ñi nga xamante ni ñoo nekk ci way jàngu bi rawatina ñi nga xamante ni tàmbali nañ ñeent fukki fan yi nga xamante ni dañ koy woor. jox leen ay yóbbal te nañu war a nekkee ci koor gi. suñu koor gi mun naa ne ci téere bi sax Yesu Christa wax na te suñu koor warul feeñ fenn ku la gis warul xam ne kii woor na kii woorul wala kii woor na mënul distinguer ku woor ak ku woorul mooy lan mooy dafa war a nekk ci discrétion te li ngay def ko ngir yàlla rek. way jàngu bi sumba ñeent fukki fan yoo xamante ni daañ ko amal seen koor bi ñu duppee ko carême ñeent fukki fan yi nag daañ ci gën a dellu ci yàlla waaye tamit topp ay recommandations yi nga xamante ni jàngu bi da ko tëral bokk na ci loolu di ñaan di def li nga xamante ni mooy ay sarax te loolee lépp nag li koy gën a dëgëral mooy koor gu dëggu. jërëjëf Ousseynou Diop kii di Mansour Faye mel ni nag dafay leeralaat xalaatu Mohamed Boun Abdallah Dionne déggoon ngeen ko ci week-end bi ci banlieue bu Ndakaaru mu ne diggante Sénégal ak Macky Sall ba 2035 la ministre du développement communautaire nee na li mu bëgg a wax kay mooy projet yi président Macky Sall sumb dafay wëy ba 2035 waaye du caagi ni daf fiy toog ba boobule moom Mansour Faye doon dalloo liggéeyu phase 1 Promoville fële ca Mbour di lancé yi tamit pàcc bu ba ca topp muy phase 2 bi Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ca Mbour. mu ñëwoon Mbour ngir dalal liggéeyu njëkk Promoville jëwriñ bi di Mansour Faye di jubbanti kàddu Mohamed Boun Abdallah Dionne bi ñu jàpp ni dafa ne mandat président waruñu ko limité. liñ ci bëgg a wax mooy PSE bi dañ ko appal ba 2035 wóor na ni Macky Sall du fi nekk ba 2035 waaye projet plan Sénégal émergent yi mooy ba 2035 te njëriñam sax dina dépasser 2035. iront même au-delà de 2035. jëwriñ bi yor wàllum développement communautaire équité sociale ak territoriale lancé tamit ñaareelu pàcc liggéey yi nga xam ne dafa jëm ci Promoville. mu nekk phase bi nga xam ni c'est la banque islamique de développement la BID ak état du Sénégal ñoo ko def pour un financement à peu près de 6 milliards war a def lu toll environ 9 kilomètres de route 9 kilomètres yooyu si dana am éclairage dana am assainissement te dana tax ba nga xam ne Mbour maanaam embouteillage bi dana wàññeeku parce que lu ci ëpp ay voies de contournement la. di ay projets yi nga xam ni kilifa yu dëkkee Mbour rafetlu ko. dañoo bëgg fu tali bi jaar quartier ba ña fa nekk délégué de quartier bi waxtaan ak waa quartier bi comme waa 11 novembre ni ñu ko defee xaaruñu kenn ñoom bi tali bi commencé defar bi ñu ko commencé defar dañuy wut ay poubelles teg di ko toppatoo. lii bettuñu parce que loo gis rek c'est une vision ça veut dire une vision d'abord un homme boo xam ne xam fu muy jëm xam lu mu yéene askanam teg ko ci ay benn programme boo xam ne le plan Sénégal émergent donc li yëpp manifestation loolu rek la. liggéey yi nga xam ne dafa jëm ci ñaareelu pàcc Promoville dina am diiru fukk ak ñeenti weer bu fukk ak juróom-ñetti weer.
jërëjëf Abdourahmane Diallo dañuy jàll ci ponk bu mujj muy léeg-léeg kay xëyee tey ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf 5500 ak jàppaleen tur yi mooy ndaw si nekkal Ndakaaru waa Fonds monétaire international FMI moom tubaab bi mu xëy fangamu ci page 4 ak 5 bu l'Observateur ubbil yéenekaay bi wax na li waral njëgu courant gi yokku ci Sénégal wax na li tax ba taux de croissance économique bu Sénégal bi ñuy ndamoo askanu Sénégal yëguñu ko bu baax a baax ba ci entreprise privée yi nekk ci réew mi ndaw si ne li tax doxtaleen moo di entreprise yooyu yu ca bari jugeeguñu ci informel société africaine de raffinage di SAR jugeegul ci ñol-ñol yi mu nekke journal L'As mi ngi xëy di ñu wax li waral dëgg-dëgg ba actionnaire bii di Xaadim Ba borom Locafrique génn ca capital ba La Tribune gis na la am ca SAR société africaine de raffinage loxo Macky Sall génnu ca moo yeen kër ga lu mu àttanul te nag waa Total ñoo ngi toog ci ruq bi di yeeru bu Sénégal xoolee ba ñàkk tooguk actionnaire majoritaire ci société africaine de raffinage toogu ko ca loxoy groupe Total lay mujjee te bu boobaa li Total defoon Sénégal 2006 ca Sénélec loolee mooy amaat ca SAR di société africaine de raffinage l'Observateur mi ngi ñuy xamal ci xëtam mu njëkk ne fu mu jaar dina lijjanti ñeen fukki milliards ci daar bi ngeen mën a sauver situation bi te loolee ñeen fukki fan lam ngir lijjanti ko waxi politique ji ñuy lijjanti ca dialogue politique ba Le Quotidien nee nañu tey la gën a lëcc dialogue crispé li koy firndeel mooy démb déj ci fal bu parti réew mi ak wal jooja njaay joxale nañ tañ fa ay kàddu yu tàng jër kii di Benoît Sambou moom bokk ci majorité bi journal bi nee nañu dafa mujj gedd ndajama génn saal ba dem yoonam Les Échos nañu ci waxi Khalifa Ababacar Sall ak yu Karim Wade fii la dialogue bi photo ñoo ba léegi ñoom Déthié Fall ñoo wane ca ndajama doguguñu dogu ngir ñu delloo Karim Wade Khalifa Sall seeni droit civique Benoît Sambou ak i gaayam ne du ca dal Benoît dem ca ba di leen di wax ne li ngeen di wax fii du fii la ñu ko war a waxee Sud Quotidien nañu tolluwaayu politique bi ak ni mu teengee fii ci Sénégal nee nañu moom la ñu bëgg a yolomal waaye ñi fare ci majorité bi ànduñu ci ne ba ñuy wax ba yegg ci mbiri Khalifa Sall mbiri Karim Wade ak mbiri Guy Marius Sagna ma ca kaso ba fa la coow la tàmbale la Sénégal nañu moo taxit coow la teere ji na ca taabali Macky Sall lu jëm ci amnistie Karim Wade ak Khalifa Sall commission politique ba delloo na dossier ba Macky Sall source nañu ci rapport la ñu ko bëgg a dëxañ yónnee ko président tuddee ko nag décrispation de la vie politique loolee kot la ngir mën a amnistie Karim Wade ak Khalifa Sall Macky Sall ab gorom di Mansour Faye Grand Place nee nañu corrigé na Mahammed Boun Abdallah Dionne mi ne woon keroog diggante Macky Sall ak waa Sénégal jeexagul 2035 la jëm Mansour Faye ne Macky Sall du ko fii toog wutali 2035 ki waxoon wax joojee di Mahammed Boun Abdallah Dionne journal L'As ab saltigi la ko xëy tuddee yéenekaay bi nañu Boun Abdallah Dionne dafa mel ne séeréer bu nekk ci xoy mel ne ab gisaanekat ne bi ñuy waajal wotey présidentielle 2019 yi candidat yi bari moom Boun Abdallah Dionne moo fi génnoon ne candidat yi ak li ñuy bari yépp ca cappaandaw la du ñu weesu juróomi candidat journal bi nañu te ni mu ko waxee woon noonee la demee moom Mahammed Boun Abdallah Dionne nit moo fi ne woon Macky Sall dina gagné élection présidentielle yi ci premier tour bi ak lu jege 57% te daanaka soriwu ko tey ji mu fëlaat feneen di ñu junju troisième mandat bu Macky Sall la Sénégal nañu koo koy saltige Boun Abdallah Dionne ci Les Échos mooy Bara Ndiaye maire bu Meewaan doon nit responsable ci parti bi di APR yéenekaay bi nañu ab communiqué la génnee moom Bara Ndiaye di ca tiiñal Amadou Ba ak Aminata Touré yi ñuy jiiñ ne dañoo ànd ak Macky Sall bu nuppi bëgg a xutti seen yoonu bopp ngir wuutu Macky Sall Bara Ndiaye ne ñoom ñaar ñooñe mu di Aminata Touré ak Amadou Ba liñ leen di waxal bu dee dara amu ci dañoo war a wax ngir gindi askan yu ba lépp leer ci bopp yi bopp Alioune Ndoye ci boppam moo nekk ci xët mu njëkk Grand Place yéenekaay bi nañu moom Alioune Ndoye ministre de la pêche doon nit maire bu Dakar Plateau lu mat fanweeri demande autorisation permis de construire ma nga tegee ci taabala mu dëgg ci tànkam te kenn xamul lu tax te loolee bu ci delluwul gannaaw lu ëpp ñaari téeméeri milliards nar nañoo dem ci Mali foro boole kook ay junniy emploi yu nar a nax saay waxul dëgg waaye yàq nam xel ubbil source waa ji di Amadou Ngom ak doomam Awa lañ doon àtte démb ci tribunal bu Mbàkke délit mbaraan lañ leen di toppee ba tëj leen 6 mois avec sursis alamaan leen ñaar fukki junni journal bi nañu ni mu demee moo di benn waay bu ñu naan Assane moo doon bëgg Awa ànd ak baayam Amadou Ngom ñuy mbaraan Assane lekk ko ba mu set wecc dàq ko ne ko fii mënoo fee am jabar ndax dañu lay tooñ. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant ko gërëm ko yeneen i xibaar 19h30 incha allah di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm.